mbokki ñëwoon démb salaamaaleykum keroog ñu ngi woon ci néegu làmb parce que waxoon naa leen ñëwoon démb dafay defaale actualité bu làmb ji tëggee mu accompagner ko bu football bi nekkee ci programme bu international mu accompagner ko basket bi handball bi et cetera et néegu làmb nag boo ci duggee dana am ñooy dajeel sooy génn tamit dana am ñooy dajeel ñoo mën a waxtaanal keroog bañ fa duggee Ibra Diop la ñu dajeel mu nekkoon le président des amateurs de 1957 à 2004 ñuy génn dajeek l'actuel secrétaire général des amateurs Adama Bopp le nom vous est familier moom tamit cela fait 10 ans déjà mu ngi accompagner amateurs yi xam nga lamb passion la boo xam ne boo ci duggee xam nga kañ ngay dugg mi xamuloo kañ ngay génn peut-être ci ay génération peut-être nga accompagner leen ba mu jeex alors tey jii Adama Bopp bi may dalal mooy l'actuel secrétaire général des amateurs kon ñu ngi ba tey ci biir lamb ji di defaale nag ba tey actualisé parce que fan yi ñu génn lamb ji neex na trop ñu jëmaat ci programme bu neex trop boo xamee ne nag dafa interpeller ay experts parce que il y a un gros point d'interrogation bu apposé wu ci avenir u lamb ji fi mu nekk nii je peux dire que l'arène retient son souffle parce que xamuñu ci yan horizon la ñu jëm ci incertitude bu nga xamee ni xamaguñu ban solution lañ ciy taf kon ma dénk leen Adama Bopp mu nuyu leen ba pare soppe lamb yeeg amateurs yi Adama salaamaaleykum. maaleykum salaam. ma bàyyi la nga nuyoo ñu sóobu ci waxtaan bi. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur u TFM maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu famille lamb yëpp di ko jaarale ci suñu président Cheikh Sarr li nga xam ne moom mooy président national di nuyu les sages yi nga xam ne ni ñoo la woon démb tey soog a ñëw. ku ci mel ni Baye Ibra Diop ku ci mel ni Baye Moussa Thiam. ku ci mel ni Malick Niang ku ci mel ni Mamadou Sarr ku ci mel ni Saliou Seck bëgg jàmm ku lu ju mayam foofu voilà Adama sans doute bëgg nga ñi nga lim ku leen lim bëgg nga football sans doute bëgg naa football xam naa football bëgg naa football foofu laay daaneele ak yow mais dama ni néegu làmb ku ci dugg sooy génn di nga dajeek ay experts Adama le nom vous est familier yéen téléspectateurs yi parce que dama ko doon dégg di ko topp ba am na soo ñoo xam ne sax bi may jubal ci ñoom pour inviter leen ci moom laa jaar mu orienté ma en sa qualité de secrétaire général des amateurs Adama man dama judd ci football parce que sama papa dafa nekkoon dirigeant football ca Ndar di jàpp ci sama loxo doon def lu ñuy wax tey président section football doon jàpp ci sama loxo di ma yóbbu stade Victor di ma delloo à la maison moo ma bëgguloo football ba tax na léeg-léeg su ma dajek yenn amateurs yi dafa naan seen bëgg discipline am na fu mu jaar man noonu laa bëgg football yow noo bëgg làmb man làmb xam nga man dama dëkk Bopp mu am ay famille géwél vieux Maysa Mbaye dëkk Guy Senghor Guy Senghor ak Bopp benn la donc ñoom dañ dem sàjji làmb ji ñi nga xam ne biñ nekkee xale ñun fu ñu mosoon dégg sabar rek dañuy dem topp sabar ji te aussi Baye Gaynde dafa amoon benn mbappat amoon làmb moo taxoon man aussi ma ci wàlli ci noonu laa bëggee làmb noonu nga bëggee làmb mu tombeek année yooyu yan mbër fi nekkoon ay jamono ñoom Mbaye Guèye la jamono ñoom Boy Bambara jamono ñoom Double Less jamono ñoom Robert ci jamono yooyu la toll ak ñoom Samba Diaw ak mbëru waalo yi waaw kon boo gaañee Adama Bopp ngi moo di secrétaire général des amateurs yi nga xam ne ñu ngi ci làmb bi di ko dundal nag waaw parce que xam nga li tax amateur di dundal làmb faralul kenn discipline bi la faral du nii mbër mi la wala bu ko faralee tamit daf koy denc dafay ñëw di accompagner discipline bi am nag benn regard boo xamee ne ci discipline bi léeg-léeg mu ni bu ñu defoon lii dana baax suñu moytoo lii dana baax Adama làmbu démb ak bu tey niñ ko daan tëggee démb ak niñ koy tëgg tey am na différence. am na différence bu bari parce que làmbu démb ak làmbu tey ni ñu koy tëggee du benn parce que làmbu démb buñ koy tëgg temps bi ñuy monter combat yi ak bi ñuy bëre mën nañu monter combat lundi ñu bëri dimanche. waaw alors que léegi gis nga ay am na combat yoo xam ne day dem 6 mois 8 mois
ou bien 1 an c'est selon. Parce que enjeu financier yi am léegi. amuloon bu njëkk ba. boobu bu njëkk ba lépp venait d'une seule poche, c'est-à-dire le promoteur. Alors que léegi sponsoring dafa dugg si. donc ku ni sponsoring wax image yu sponsor bi. et en même temps image yu lutteur yi. moo tax mu gën a metti. mu gën a jafe. wax nga dëgg alors ñooñu mu tudd kenn mënu ci fàtte Bassirou Diagne mi nga xamee ni vraiment il a beaucoup fait pour la lutte tey ji bu ñu dippee woon arène bi ñu jëm suñ ko tuddee woon Bassirou Diagne suñ ci defee émission ngeen d'accord ci ni Bassirou mérité na loolu parce que ñoom it ci ñi jëkk moderniser lamb ci la Bassirou Diagne moo indi cachet ci million. en fait Bassirou Diagne moo indi cachet ci million rax ci dolli bu njëkk ba arène sénégalaise da nga daan fay dugg ba pare fayaat pour toog Bassirou Diagne moo fi dindi loolu. da ngay fay dugg. ba pare fay fi ngay toog fay chaise bi ngay toog wala banc bi ngay toog. parce que billet bi nga jëkk jënd pour taxaw la. pour taxaw la donc moom bi mu ñëw moom moo fi dindi loolu donc loolu c'était les premiers pas qui tendent vers la modernité. kon Bass di nga ma may émission bu nga xam ne da ngay ñëw toog fii parce que lamb jaa ngi lay rendre hommage Bassirou Diagne Marème Diop moo jëkk yóbbu combat à Demba Diop tribune des sports bi ngeen di dégg parti lamb ji moo ko yore woon à rajo Sénégal moom Bass moo ko yore woon jël ko jox ko Tafa Ndiaye dem defi leneen ba bi Tafa Ndiaye di ñibbi ci këru dëggam ma dellu si ci Adama Bopp bi nga xam ne moo di tey jii sama invité Adama yaa ngi fàttaliku combat bu nga xamee ni keroog ba ngay jóge ci arène ba gën nga sopp làmb. bari na mën naa la ci limal rek ñett. combat Balla Beye numéro 2 ak Ibou Diop. Balla Beye 2 ak Ibou Diop. waaw combat bu metti la woon parce que dañu nekkoon ñaari naatangoo yem yëpp daal nuroo lépp. et puis ñoom ñaar ñëpp ay lutteurs offensifs la ñu woon. mais à l'usure. la ko Balla Beye mujj gagné. keroog amateur yëpp a kontaan ñëpp a kontaan. beneen bi combat Manga 2 ak Mor Fadam. combat la woon bu metti demoon nañu ba xalaat ni sax dañu tas. dañu tas lamb ji. mais ñu mujj dem ba Manga daan ko. et puis nag tout récemment le combat. Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo. parce que combat bi ñu bari dañu def noonu mën na bañ a am wala mën na bañ a àgg. mais yàlla suñu borom def ci ndox mu sedd ñu bëre bu neex ba jël am ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam. yow mi secrétaire général u amateurs yi lan moo di seen revendication tey ci làmb ji. ñun suñu revendication tey ci làmb ji mooy lan xam nga coowu cachet yi am na. bu doon suñu sago benn promoteur du am problème ku ñëw tëgg benn yoon daa tëgg ñaar yoon daa tëgg ñett yoon daa am koom pour di tëgg làmb lu bari. yàlla na leen yàlla boole yàlla jubale leen ba ñu d'accord. mais nag bu ñu réeree mbir ni fu ñu wàññee cachet war fa mën a wàññi prix billet. waaw fu ñu wàññee cachet. war nañ fa mën wàññee logiquement prix billet làmb. waaw muy cër ci amateur. waaw. defe naa ni loolu devoir de vacances léeg-léeg gaañ bu ñuy dem bu làmb ji tëjee dañ ko dul am daal di ni bu làmb ji tëjee lii la ñuy dox mu tuddee loolu devoir de vacances defe naa ni di ngeen ko def ci devoir de vacances. en fait ñun suñu devoir de vacances mooy lan problème mu amateur mooy lan xam nga amateur dañu bari te wute dafa am ñoo xam ne ni dañu dagg seen billet rien que pour gis tous mooy lan mooy nu mbër mi di duggee. nu mbër bi di feccee. tànk mooy fecc. boo demee ba amateur bi fi mu toog munul gis tànku mbër mi mais bon gisul dara. loolu lu ko waral presse bi communicateur traditionnel yi ak reporter photographie ñooy ëmb mbër mi ba nga xamee ni amateur bi du am benn visibilité. arbitre yi aussi xamuñu ni ñuy jonkonee arbitre yi xamuñu nan la ñu arbitrer làmb xamuñu fi ñu war a positionné woo ba nga xam ne mën nañu gêner amateur. waruñu sax taxaw waruñu jonkan war nañu tout le temps di bouger waruñu taxaw. arbitre yi ñoom des fois am na ci ay làmb rek ngay seetaan. yàkkamti ñibbi pour dem sa kër pour am recours à la télé pour am yenn précision yi. parce que amuloo woon visibilité bu baax. loolu suñu mbébét la wax nañ ko ak l'autorité muy le CNG. seen liggéey rafet na ñun amateurs yi ñu ngi koy rafetlu ma ci rendre hommage ki nekk à la tête muy
le docteur Alioune Sarr. mais di leen fàttali ni leen ñun amateurs yi suñu jooytu démb mooy suñu jooytu tey. mooy dañu bëgg géew bi leer. dañu bëgg géew bi leer pour que ñu gis lu leer. am naa sam benn xarit mu amoon gan yóbbu leen ca làmb ja parce que dafa ni gan yi du ma leen yóbbu ca football ba seen dëkk am na football du ma leen yóbbu ca basket ba seen dëkk am na basket mu yóbbu leen ci làmb ji tubaab yi ñëw kontaan trop gis vraiment luy nuru presque théâtre xam nga làmb nee naa avant ñuy bëre théâtre naturel la ci yi ngay gis col yi ngemb yi ak mbër yu jëkk ya nañ daan def jàpp surtout ce jour là xale yi dañu inspiré am ku ci ñëw jël ni mbër yi daan def ñoom Youssou Diène jàpp sër 30 sër ci ndigg li wàcc ko ci suuf defe woon ni loolu bu ñu ko mënee delloo si même bu fekkee ni dafay nekk passage wu parade boo xamee ni juste ay mbër la ba pare nag di ko primer mbër mi nga xam ni moo gën a jekk keroog ci col sër yi naka Youssou Diène daan defee parce que Youssou Diène daf ko daan def ba jël médaille yi mu gañe takk ko ci baat bi defe naa ni dana am lu mu delloo si lu dundalaat tuuti couleur. li nga wax c'est tellement vrai que moi je suis maa ngi baalu encore CNG parce que quand même da nga ma jox occasion pour ma wax ak ñoom par presse. parce que ñun ak ñoom am nañu ay rencontre yoo xamee ni bu ñu toogee wax ak ñoom bu ñu waxtaan ak ñoom dañu am ay séance de travail élargie yoo xam ne vraiment. li ñuy wax dinañ ko jël en compte. donc man j'estime que war nañu mën a seet ban mbër moo ci gën a rafet ngemb ci année bi. waaw ban mbër moo ci dàq bàkku. waaw ban mbër moo ci gën a discipliné yooyu yëpp ay raaya la yoo xam ne ay décoration yoo xam ne war nañ ko mën a def. parce que mbër parce que làmb hormis le volet sportif. dafa am un volet culturel très vaste. très culturel. très vaste. dégloo man la bu ñu bëreegul day mel ne ka théâtre. te boo ko seetee làmb genre ambassadeur la de la culture sénégalaise. exact. donc le ministre may lancé appel le ministre de la culture. Youssou Ndour. pour que moom tamit aussi mu ñëw recevoir ñu ñun bureau amateur. parce que ñun aussi am nañu benn mbébét boo xam ne moom lañ ko bëgg a agee. pour wax ko ni ko ñun nan la ñu gisee làmb ji. d'ailleurs bind nañ ko lettre. ba léegi tontoogul. ñun bëggoon nañ ko rencontrer ñun bureau amateur pour woon ko ni ñun nan la ñu ko gisee surtout le volet culturel qui est très riche. parce que nag Adama mbëru démb ci li ma gis dañu gën a jekk encore trop yu tey maam góor gi Njaay su musaan taxaw Senghor dafay bëgg maam góor gi bàkku su maam góor gi bàkkoo ba pare mu daal di déy ganam gi ni que c'est de la poésie chantée. en effet li maam góor gi di def mu ni que c'est de la poésie chantée maam góor gi loolu mu doon def. jekk ci kàddu ak ci jëmm. maam góor gi buy wax dafa rafet yooyu la ñu ñàkk te ci mbëru démb yi rek la làqu ba tey. mais mën nañ ko cultiver ci xale yi. gisuloo booy rappeurs yi. li ñu def kebetu la. voilà mais kebetu mbër da daan kebetu. mais Mbaye Dieye Faye dama koy déglu muy def loo xam ne moo dàq bàkku mbër yi. en effet. Mbaye Dieye Faye dama koy déglu léeg-léeg ci muy gunge Youssou ci way yi. loolu muy def bàkku la. exactement loolu dañ ko war a dundal mais xam nga làmb loolu yëpp boo ko gisee li ko waral yëpp c'est l'aspect financier. parce que en fait le CNG. du moment que moom état bi du ko jox subvention boo xamee ni dina ci mën tëgg làmb mën am benn feuille de route dañu laisser la libre entreprise ñi nga xam ne ay privé la ñu c'est-à-dire les promoteurs ñoom bi ñu ñëw li ñuy seet l'aspect gain ñoom le développement de la lutte c'est pas leur problème mais c'est le profit c'est la visibilité pour le sponsor loolu aspect boobu la ñu gën a développer que l'aspect culturel. donc loolu prise en compte boobu CNG moo ko mën a def. mais avec des moyens matériels. oui avec des moyens matériels. oui defe naa ni aussi comme dañuy waxu lutter contre la violence. defe naa ni aspect boobu dana génn nit ñi ci violence parce que sooy wane lu rafet day dàq lu violent mbër mi col bi et cetera aspect culturel bi ngay wax ñu koy primer parce que Adama ba léegi am na photo yoo ma wan tout à l'heure moo xool Mbaye Guèye maam góor gi Njaay taxaw ak beneen mbër ba kan laati ci ñoom. Youssou Diène. moo xool maam góor gi ak Youssou Diène taxaw ñoom ñaar bu ñu taxawee rek spectacle lañ. en effet. mu may rappeler waa ji ma daan wax bu Jeanne d'Arc day jouer football nee na su mu sànni seetaan échauffement Jeanne d'Arc doyal na mën na ñibbi. moom laa la wax am na ñoo xamee ne par exemple
bu mbër tuuse rek ñoom mën nañu buub seen bëgg si voilà dem. exactement mais nag xam nga dafa am benn affaire bu ci am lamb tey violence bi dafa laaj dëgg ñu toog waxtaan. parce que mbër mi aussi war nga mën jël ses responsabilités wax ak ñi nga xam ne dañ ko bëgg ñoom moo tax ñooñu ñëw fekk si ko ci làmb ji. won leen ni leen yéen am na doxalin boo xam ne boo leen ko doxalee. man ngeen di yàqal. parce que kat CNG bés bu trouble amee mu identifier nii fans club bi ci mbër bii la ñu bokk. bu boobaa la sanction elle va tomber. te làmb mooy discipline boo xam ne ni toutes les sanctions sont pécuniaires. lépp loo xam ne dañ lay teg ay daan ci làmb xaalis la bu ñu teq ci yow. oui oui te kenn bëggul ñu teq sa xaalis. donc defe naa ni ci écurie yi ak ci école de lutte yi jot na pour que ñooñu bu ñu defee entraînement ba pare ñu woote ndaje waxtaan. woon leen nan la ñu war a doxalee parce que kat ñoo mbëri li ëpp ci làmb ñoom ñoo koy tirer profit. donc yaakaar naa ne ñoom à travers je lance un appel à Boy Kayré. mi nga xam ne moom mooy président des lutteurs en fonction. ñu jéem a dem seeti école de lutte yi école kii yi ni mu tuddati écurie yi. waxtaan ak ñoom parce que quand même jàmm moo gën lépp. moo gën lépp jàmm dara gënu ko. wax nga dëgg bopp. te aussi dem wax. ba mu defaru moo gën noppi ba mu yàqu. wax nga dëgg te wax dafa jot. wax nga dëgg wax dafa jot te ku ci ne dañ ci war a dugal sa loxo parce que kat lii buñ ko toppee boo mootul fi ñuy dem du neex. wax nga dëgg Adama Bopp lay dalal di secrétaire général lu amateur yi Adama mos naa gis benn président de la république bu toog ci këram di seetaan lamb image yi naq di ko trop mu ni image yi dafa ñaaw trop buñ ko passé ti buñ ko diffusé ti image yi dafa ñaaw keroog ma seetaan ci combat wu fan yi deret di tuuru ma rus trop ni kii su ko gan gisee dana ni mais africains yi ils sont restés violentés xamuñ ko la léegi violence bi dañ ko transféré fuñ ko légaliser violence bi dañ ko légaliser transféré ko di fay xaalis di ko seetaan di fay xaalis ñiy naaj Adama comment lutter léegi comment lutter contre la violence cette violence là presque légalisée entre mbër ci xeex di entraîner dóor di jàng dóor di dóor foo xam ne dafay damu mbaa mu toj soo paree ñun la yaa gañ laay foofu du ma ànd ak yow waaw parce que man gêné wu ma ah parce que dama ko yàgg gis c'est que tey jamono ñoom Mbaye Guèye jamono ñoom Samba Diaw jamono ñoom Boy Bambara ak Robert blessure yi ci la gënoon metti ah bon ci la gënoon metti jamono jooju la dóor yi gënoon metti te xam nga boobu ko fa doon toog lu mu amoon alcool ak mercurochrome dong la daan fajee alcool ak mercurochrome amul woon docteur déglul ma wax la te yàlla def na nous avons un professeur agrégé en la personne du professeur Ardo Dia qui est le doyen de la faculté de médecine bu fay toog buy sol ay gants bu yore sa valise jamono ñoom Mbaye Guèye yooyu amul woon mercurochrome lañ lay kii nga pusaat ak alcool Moustapha Guèye Mame Diambane non Moustapha Guèye Ibou Ndafa damm na ñaari ba ñëw mu lokk bëre daan ko waaw mais Adama mani xaaral ma wax la c'est que télévision mooy médium boo xam ne dafa puissant buñ la wanee télé bi ci biir kër gi dara ji di sotti nga ni laa ilaaha illallaah dëkk bi tas na Adama waaye nag defal nank ma wax la waaw loolu du gëlët loolu du guleet loolu du dara mais sport de contact boo xam ne da ngay dóor soluloo gant waaw mais kenn mënu na ne waa ji ñetti yoon nga koy dóor wala wala une minute ngay dóor wala 3 minutes ngay dóor lutte avec frappe la ñu wax waaw c'est que nag dóor pour wut buntu la da ngay dóor pour wut buntu pour bëre jàpp bëre mais am na yoo xam ne nag dañuy privilégier dóor yooyu mais léegi yow mënuloo ci benn règlement ni waa ji yow dóorkat nga non bëre dóor la ñu wax waaw d'accord mais kooku duñ ko réglementé nga defee Adama kenn mënu ko réglementé mais tu crois kenn mënu ko ku la ni mën naa ko réglementé wax na la lu dul dëgg man dama lay xool dans le blanc des yeux waaw ni la loolu mënul ne dama ni man dama yaakaar ni mën na ne laay loolu mënul ne mi ngi mel ne ma wax la dara dans le feu de l'action est-ce que yow mën nga ma ni man sama yaram tàng yow sa bos tàng yow ñuy bëre est-ce que mën nga ma ni boo tolloo fii dootoo comporté woo nii ngay comporté woo mais c'est pas possible non règlement la xam nga pourquoi règlement xam nga pourquoi règlement c'est le côté traditionnel waaw lamb ñun ñoo ko moom waaw jégaanewuñu ko fenn
c'est quelque chose de typiquement sénégalais. mais nag lamb bi du lamb Sénégal. ah si. bu tey bi Adama. waaw mais loolu du dara. ak deret ju bari. parce que tout à l'heure est-ce que xam nga dara. Bombardier. ku ko bàyyiwoon mu continuer bëri. waaw. Bombardier. moom la bëggoon ku ko bàyyiwoon mu continuer bëri. moom la bëggoon nee naa la mbër bëri na ñaari kotam damm. waaw mbër bëri na bëñam damm. mu la ko bañ ko wone. way nëbb nàcc bi parce que bu ñu gisoon nàcc bi mënoon nañ ko ni ñàngal. waaw mais d'accord nga ci leen. luuru léegi. ñoo gën a diis. luuru il y a 40 ans. mais attention bokkuñu. parce que xam nga regarde Mbaye Gueye. waaw mais attends. ay Pape Kane doole Mbaye Gueye. waaw xam nga duñu woon ay. xam nga ñoom seen doole lan la. doole dune la ak mbéex. waaw moom laa la wax. ñii ay protéines la ñuy naan ay créatine la ñuy naan ñële buñ la ko fëggee moo gën a metti téeméer yoon kurpeñ yi. mais luur yu jëkk ya moom laa la wax xam nga Mbaye Gueye à le voir du woon luur bu. il est sec. Double Less moo ci ëppoon doole. te tey jii Double Less xale yee ko ëpp doole. c'est normal parce que xale yi li ñuy jëf. ba pare nag ñee doon def lutte pure xale yi di jàngi xeex ba pare. xale yi. am na ci ñoo xam ne tey. nee naa la phénomène de société la. et phénomène de société boobu du ma ci nëbbatu Mohamed Ndao Tyson mbër bu nekk tey. war nga bëre yëkkati dara ne ko am sa addiya parce que dafa am fu mu yóbbu làmb. dafa am fu mu àggal làmb. tey moom moo tax ñëpp bëgg am doom mu nekk mbër. c'est le gain facile. da ngay gis xale buy mesurer presque 2 mètres dem yëkkati di ay weñ bodybuilding jotul mbappat jotul def dara xam nañ ni fii c'est une voie rapide c'est l'autoroute pour aller chercher de l'argent. léegi xale yi ñaari yëf la ñuy wutee xaalis dem na ci grand footballeur mel ni El Hadji Diouf wala bëgg mel ni Mohamed Ndao Tyson ci làmb ji. ñaari voies yooyu ñoo mën a maye xaalis. xale bi nag bu day ni mu war a mel di sol 44 wala ay 43 pointures. mais il va se jeter là-dedans. waaw mais du tee Adama. ñu teg leen ci yoon wu nga xam ne dana delloo tuuti xeex bi gannaaw xam nga li ma cee wut lu delloo xeex bi gannaaw je prends l'exemple de Moustapha Gueye combat ngi yëpp bëre pur lay xalaat ba génn ci raar na combat wu Moustapha yoo gis xeex bi metti ba nga yërëm ko. waaw moom dafa mënoon bëre. prends le cas de Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 c'est pas un grand bagarreur il sait se bagarrer. dina ko utiliser à l'entame mais à l'arrivée day bëre am na ñoo xam ne mënuñu bëre du ma nëbbatu am na ñoo xam ne du ma lim nag am na ñoo xam ne mënuñu bëre. mais mën nañ xeex. encore ban xeex xeexu mbedd la ñuy xeex. mais moo tax mu dangereux. waaw xam nga bagarre de rue xam nga am na ñoo xam ne bu ñu la dooree fenn gis ne fii nàcc na duñ ko bàyyi mukk tànk demuloo ci suuf mais bu ñu tasante ko mën bëre bu duggee seen yel ñu gis ko. gàcce dóor. waaw gàcce daan naa la faj na ko. xam nga football daf fa jaar Adama bu njëkk football amul woon remplacement pour joueur gaañu ñu remplacer amul sooy dajeeg Barcelone danga naan naa gaañ Messi comme ça ñu jouer à 10 sooy dajeeg Real danga naan naa démonter Cristiano Ronaldo comme ça gaañ ñu jouer à 10 et c'était violent da ngay ñëw ci waa ji dugg ko pour que mu génn ñibbi. mais laay man am na foo xam ne man yéen. mënuma leen comprendre. mais rugby moo gën a violent lamb. plaquage yi am rugby. moo gën a dëgër moo gën a metti. mais réglementé c'est-à-dire rugby ay contact la. sport de contact la mais xam contact yëpp ay corps à corps la. mais loo ci gis ci rugby ñoom ñëpp seen bakkan toj na. dana arrivé ñoom ñëpp seen arcade ubbeeku na. mais lamb gën a violent quand même. lamb bi daal waaw ngir yàlla nañ ñu ko bàyyil ni mu mel. moo la gënal. moo du man rek. moo gën a amateur yëpp. amateur yi am na ñoo xam ne bu ñu gisee deret daal di jànnaxe mais man loolu du dara loolu du dara. mais Adama c'est donc vrai que même les non violents. bëgg nañ di seetaan lu violent. mais c'est pas le daal du ma ko tuddee violence. non c'est pas de la violence. mais bëre dóor la ñu wax. bëre dóor la ñu wax kon yow tu es d'accord mu des nii. man daf maa gêné wul. man du ma ci wax. gisuma la ci bon. d'accord kañ Adama Bopp laay ganale mooy secrétaire général u amateur yi c'est un poète fii mu nekk nii mais kurpeñ yi dal neex na ko poète la nag waaye kurpeñ yi dal neex na ko. non man ça me gêne pas. oui Adama yéen rapport ngeen am ak le CNG yéen les amateurs. ñun CNG nous avons de très bons rapports ay rapports yu baax la ñu am ak CNG ci année bi dinañu recevoir 2 ou 3 fois ou 4 fois à la demande. à chaque fois ñun bu ñu gisee loo xamee ni nekk na ci làmb loo xam ne ni am na nu ñu ko gisee. dañuy bind lettre. demander une rencontre
ñoom buñ ko jot rek ci saa si soit ñu envoyé ñu mail wala ñu téléphoné ma ni ñu on vous reçoit tel jour ñu dem une délégation du bureau poser problème bi waxtaan ak ñoom jox leen suñu xalaat ñoom ñu xool ñu ngi koy jëfee parce que quand même aussi bu ñu fàttee bu ñu réeree mbir ni ñun kenn dénkuñu làmb làmb CNG lañ ko dénk responsabilité làmb ci CNG la nekkul ci loxo kenn lu dul CNG donc ki nga xam ne moom la ñu dénk ca lañ ko dénk bu fekkee ne dafa am loo ci bëgg mais da ngay dem waxtaan ak moom la porte du CNG elle est grande ouverte pour tout le monde oui. C'est des intellectuels c'est des gens qui dirigent des entreprises mais dañu dem toog waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaan ak ñoom peut-être mën nañu juboo wala mënuñu juboo mais dañu nañu trouver toujours loo xam ne ni dinañ ci tënku ban lecture nga am ci mbër beeg fans club yi rapport yi bi mbër le problème mu làmb mooy mbër bi ci boppam moo war a xam ne moom d'abord dañ ko bëgg dañ koy roy donc moom dafa war a nekk modèle modèle mooy lan koo xamee ni yow waruñ la gis mukk ci sudul noonu da nga war a joxe exemple surtout les jeunes dañu bëgg mel ni yow donc yow war na am nooy doxalee donc mbër mi war na mën dem wax ak ñoom won leen ni ñu war a ñëwee ci làmb parce que laay ban sport ci àdduna nga gis ngay dem armée nga dem di seetaan làmb yore paaka nga dem di seetaan làmb yore bëjjën bi nga nee ngay dem armée mën na am ñu bañ a comprendre yaakaar ni da ngay wax soldat si nga gànnaayu amee paaka wala nga dem am nga amee paaka wala nga yore dara mais boobu naruloo jàmm déedéet amateur day sañse amateur vrai mais day sañse xeeñ lu neex bu ñëwee ci buntu làmb bi bu fekkee ay moroom daggal leen billet amateurs yi sëyante nañu seen biir tuddante nañu parce que fans club yi futur amateur lañu fans club du mos a nekk amateur fans club du mos a nekk amateur c'est-à-dire bu ñu weexee xanaa bu ñu weexee parce que fans club yi nañu indee fitna mi ngi mel ni ma jox la exemple làmb Bombardier ak Tapha Tine waaw am na pétard bu ñu fa sànni benn nit grand bu bam lakk mu gaañu mais kooku loru ba mu ci loru mais kan moo koy fay gaañu boobu mu ci mais kan moo koy fay mais nañu seet li ñuy def lamb dafa am loo xam ne amu ci place xamuñu pétard xamuñu fumigène loolu nañ ñu dimbali ngir yàlla man damay demander parce que lamb dafa am loo xam ne toujours aussi day indi confusion man bu ma gisee promoteur toog ci télé bi di wax jël naa mesure de sécurité mais promoteur dafa mën jël mesure de sécurité yow ñuy assurer sa sécurité c'est une mission de service public c'est l'état état moo mën a yore sécurité promoteur bu ñu nax nit ñi mënuñu yore sécurité kenn koo xam ne yow dañu yore sa sécurité mënu ministère de l'intérieur moo war a jox des instructions fermes nañu systématiser la fouille ni ñu fuyee képp ku dugg ci lamb ji bu ñu nangu ay pétard bu ñu nangu ay fumigène parce que ñu lamb bëgguñu ko ñu koy yàqal mais nan ngay may dem seetaan yi foo ba pare yóbbaale gànnaay mais bon boobu naruloo jàmm nga dëgg Adama Bopp qui traite de l'actualité ñëwoon démb mooy traité tey ji lambu tey ji avec nag le secrétaire général des amateurs depuis maintenant 10 ans 2002 ba 2012 ci loo nekk kenn déggu ci coow bu yóbboo nga xam ne yor ba moo rafet moo tax booba léegi kenn déggu ci coow mais Adama promoteurs yi cachet yi 100 millions ñu ni dootuma yëg maa ngi 75 nga gis sponsor bu ni maa ngee dem parce que du ma accompagner lu violent tout à l'heure on a parlé de violence dégg nga sponsor bi nee na ma ngay dem parce que du accompagner lu violent ban jàngat nga ci def loolu dafa war a am benn gisee bu promoteur bi nga xam ne moom mooy indi sponsor bi mbër bi nga xam ne mooy bëre ñu dem pour que mbër bi investir wax ak fans club yi pour ñu bañ ko yàqal teraangaam parce que teraanga làmb mbër la ak promoteur donc ñoom war nañoo mën trouver benn terrain d'entente boo xamee ni mbër ba ca écurie ba wala ca école de lutte ba dinañu waxtaan ak fans club yi ni leen yéen a ñuy bëgg a yàqal suñu teraanga parce que kat mbër bu ci amul métier mbër bu ci amul benn source de revenu bés bu fayee yow yaa koy wéetoo man mii di wax yow dama am sama métier lamb damay ñëw fay pour seetaan wala ñu invité ma ñëw seetaan mais bu loolu passé maa ngi ci sama bureau de liggéey wax nga dëgg donc mbër yi ñoo war a am seen ful ak seen fayda
dem waxtaan ak fans club yi ak supporters yi. pour won leen ni leen jàmm dafa jot nañu jàmm parce que kat sponsor yi bu ñu fi génnee njaaxum la de. mais problème bi aussi ci promoteurs yi mais nga defe ni le syndicat du patronat c'est un 20 mots mais c'est pas un 20 mots patron yi bokk ci syndicat patronat mais ils ont des intérêts divergents. mais dañu xam noo xamee ni ku ci nekk da nga am entreprise. parce que ku ci nekk bëgg nga sa entreprise taxaw mais am na loo xam ne ñoo ko bokk am na loo xam ne duñ ko bokk. mais à ce moment dañu war a toog waxtaan. li ñu def dafa yéex. dañu tardé. ñoom dañu tardé. waroon nañ ko def ci njëlbéen. parce que ñoom seen xeexu million moo tax ñu dem ba ku nekk sëngam moo tax lii am tey. ñun nag dañ leen di ñaanal jàmm. bu ñu sañoon ñoom kenn du ci am benn problème. parce que bu ñu sañoon promoteurs yi dañu gën di bari. pour que lamb di gën a bari. loolu ci devoir de vacances yi la bokk ah oui ci devoir de vacances sponsor yi ak promoteurs yi. lamb jaa ngi ne di tëj mais am nañu lu ñu dox ci. bu bëree d'ailleurs ñun. am na benn manifestation. boo xam ne ni bu yàlla defee ñu woor ba jeexal incha allah. dinañu def benn manifestation boo xamee ni dinaa la approche bu boobaa. waaw mais du ma la wax ban façon manifestation la. d'accord mais xam ne ni ça sera la lutte contre la violence. très bien waaw très bien. ñun bëgg nañ ci dugal suñu loxo à notre façon. Adama Bopp ku bëgg lamb bëgg nga football tenez-vous bien maa ngi fàttaliku encore jamono ji nga xamee ni lamb ji dafa daan nekk football bi tas. lamb ji daan na nekk football bi tas. football bi am na ñoo xam ne bu dee tas ña nga ci buntu Demba Diop départ daw jëm Iba Mar seetaan football seetaan lamb waa lamb di leen négaale balaa lamb daan fees football bi tas bokkoon nga ci ñooñu de. maa ngi woon ci biir te ki ci gën a ki ci gën a fës. mooy Sega Sakho. Sega Sakho waaw Sega Sakho amul amateur lamb boo xam ne Sega Sakho mu ñëw ak mayoom ak ñaqam. ñëw toog di seetaan lamb. loolu moom public la yoo xam ne dañu jaxase. parce que koo gis mu bëgg lamb rek bëgg na football wala bëgg na basket. par exemple ku mel ne Atoumane Gaye. moo koy nuyu au passage. moom mi ngi ca basket ba. mi ngi ci lamb ji. parce que moom mooy suñu président commission des finances. donc ñu ne sportif daal boo ko nekkee amatul xajal seen sport yëpp ngay bëgg. Adama Bopp laa wax écurie séeréer war na la neex de. waaw écurie yow da nga ma bëgg am pété mais man ñëpp écurie yëpp sama écurie lañu. écurie yëpp gis nga xam nga dafa mus a am écurie Waalo. dañu mus a am problème à la rajo. du ma ko fàtte mukk écurie Waalo ak reporter. écurie Waalo mus a am problème à la rajo ak reporter. may génn rajo ba fële ca boulevard République ma génn rajo bi. fekk leen ñu taxaw ñun may yow ci ñun nga bokk suñu mbokk nga. waaw jaw bi. ndax jaw bi ma taxaw waxtaan ak ñoom man maa mujj arrangé keroog boobu histoire ñu dem parce que dañu doon xuloo si ak reporter. kon xam nga li ñuy wax naan sant dëkkatul fenn ba léegi am na fu mu dëkk. bien sûr am na sant yoo xam ne soo ko déggee. daal di mën jox waa ji couleur. non c'est que ñun. lamb la ñu faral. wax nga dëgg ñun lamb la ñu faral parce que quand même aussi ñun suñu biir xamante nañu de. waaw man ñi may toogal. xam nañu fan laa féete. xam nga waaw mais man nag tey mbubb bi ma fi toogee. amuloo droit affiché ko amuma droit fës. yan footballeur nga bëggoon comme amateur de football nga woon. comme amateur de football là sur le plan local ou sur le plan international. national sur le plan national. man Matar Niang neexoon na ma trop. lu tax. sa galanterie. oui. touche de ballon. waaw. et puis yëpp ci discipline la ko doon defee. boole yu jafe woon. waaw boole yu jafe physiquement prêt techniquement prêt. jong. Doudou Jong bi gaañu. waaw bëggoon naa démarrage am ni mu doon percer défense yi. balu pied. du la rappeler Messi Doudou Jong. si ni muy porter ballon bi. waaw Messi rek la may fàttali. wax nga dëgg. waaw wax nga dëgg. sama ailier bi waay ailier Jeanne d'Arc bi waay Christophe Sagna. waaw Christophe Sagna aussi neexoon na ma trop. yow ñi nga lim ñëpp ay garbi lañu. waaw Christophe Sagna neexoon na ma trop. oui. défenseurs yi Moustapha Dieng neexoon na ma. Moustapha Dieng. Ablaye Diallo. waaw tacle glissé. waaw ñaari tànk yi. mais yow léegi maa ngi bëgg xam ku doon sa équipe yow Jeanne d'Arc doon sa équipe. waaw man Jeanne d'Arc ma doon gis nga man Jeanne d'Arc. dañ ko daan dóor ma jooy. ndeysaan du ma lekk. ndeysaan ndax Jeanne d'Arc. ay Jeanne d'Arc jaraloon na ma lu ne. ndeysaan Babou Touré da daan ñëw ci tribune bi
ni ma bu ma dugalee ñaata nga may jox ma ne ko ba dugalee ma jox la 10 000 francs mu dem dugal ñëw ci tribune bi ma jox ko 10 000 kon kay maa ngi fàttaliku baaba bii mu daan dugal di likk ci loxo. bu yëkkatee bii loolu la woon loolu la woon. jërëjëf Adama Bopp. léegi ma bàyyi la nga tëj waxtaan wi. bon ci làmb ji surtout. dégager nag perspective yi. xanaa di la gërëm di la sant. jërëjëf Bopp. di encore delloo nuyu amateurs yi di ko teg ci loxo Cheikh Sarr suñu président. di nuyu instance dirigeante lamb muy CNG di ko jox Alioune Sarr. di ko wax du courage metti na. mais ñun ñi ngi ci wetam pour jàppale ko. suñu mbébét nag moom xam na ko. te yaakaar naa ni incha allah dina ci taxaw pour mu faju. ñëwoon démb Adama Bopp mu doon defaale actualité parce que chance su xale yi moo di. ñu mën am mag ñoo xam ne dañuy dellu si ci seen langue di wax ak ñoom parce que fu mag amul rek bu yeboo nga xam ni ndox du fa am jàmm du fa am kon c'est une chance pour tey jii la discipline mën compter ci mag ñu mel ni kii Adama Bopp di nag secrétaire général des amateurs depuis maintenant 10 ans ma invité ko ci waxtaan wi nee naa néegu làmb booy dugg dana am ñooy dajeel booy génn dana am ñooy dajeel barki démb Ibra Diop moo fi jaar may génn daal di ne Adama Bopp kaay ñu àggale waxtaan wi des toujours ci biir actualité bi kon ñëwoon démb tey Adama Bopp laa leen indil di leen gërëm ci cofeel bi ngeen am ci émission bi tous les jeudis soir di leen jox nag prochain rendez-vous jeudi sur cette même antenne ñëwoon démb télévision Futurs Médias Adama jërëjëf. merci Abdoulaye. merci à la prochaine téléspectateurs de la télévision.